ku ni Ndar Géej sa xel si ñaar yi dem moom mooy Pont Faidherbe ak li nga xam ne moom mooy la Linguère de Saint-Louis. Linguère de Saint-Louis nag nekk équipe boo xam ni dafa am taarix fii si Ndar mais tam ci Sénégal. Linguère boobu gannaaw bi mu defee ñaari at ci li nga xam ne moom mooy Ligue 2 yéegaan na ren ji li nga xam ne moom mooy ci élite football sénégalais bi. loolu nag di liggéey boo xam ne nag équipe bu mat sëkk ñoo ko def si seen bopp nag di entraîneur bi nga xam ni moom mooy Majib Diagne. waaw li def différence bi mooy dañ ko étudier bu baax parce que bi ñuy nekkee Ligue 1 avant ñuy dem Ligue 2 que umpale woon ni année bu njëkk bi dañu wàcc donc defoon nañu diagnostic ñu xool ñu xam ni lii lu jëmul kër lu luy yàgg donc ñu accompagner loolu et si suuf ñu doon defar tàggat ay xale si petite catégorie bi cadet yi ak junior yi donc ñoo finaloon année boobu junior ak cadet yi jël ko junior yi perte en finale donc ñu yéegal leen. te si année boobu aussi daan nañ fi def ay tournois cadet junior équipe A bi am équipe réserve yeneen équipe yooyu yëpp duñ leen doon tàggat di leen xool ndax bu ñu leen yéegalee dinañ mën a atteindre rythme boobu donc lu ñu doon préparé la suuf ñun xamoon nañ fi ñu jëm donc bu ñuy wàccee Ligue 2 ñu xam li ñuy xaar donc ñu def préparation bu baax parce que moo def nañ presque 45 jours donc bu baax def ay matchs amicaux yu baax a baax. boo xoolee si ndorteel bi rek dañuy ñëw rek nekk ci kaw waaw bàyyiwuñu ba année bi jeex donc ñu xool comme li ñuy wax rek ndox du bàyyi yoonam bu ko xam li ngay def da nga ciy am ndam doo ko bàyyi boo ko yokkul da nga koy bàyyi donc si loolu lañu taxaw di xam ne football amul secret liggéey rek liggéey la tekk si yoon ak projet aussi nag mbir la boo xamee ni yow sa projet nga am mais yàlla mooy dogal si loolu mooy comme nit rek da ngay juddu di feebar di am ay teex di jóg di daanu noonu la football noonu la donc ñu ngi si boobu ba léegi ñeenti at léegi ñu ngi si am satisfaction donc fa ñu tegoon suñu tànk duñ ko bàyyi donc dañuy nekk di teg foofu chaque année nag ñuy yokk di indi leneen waaw loolu daal mooy suñu yitte suñu ëmb si championnat bi incha allah. ambition bi mooy ni ma koy waxee rek man su may jongante moom pour am ndam la du may ñëw pour ay figuré yi noonu li gars yi bëgg laa bëgg mooy nekk ci kaw dañuy wax naan am di wax maintien première place am maintien la donc boo ko wutijee si la maintien bi di gën a yomb donc ñun suñu objectif mooy am ay ndam umpale wu ni Linguère dafa nekk ci formation année yi boo xoolee si formation mooy Rasoul dem na Mohamed Diallo dem na Malick ñem na am na ñeneen nekk si tànku dem donc si loolu la parce que léegi championnat Sénégal boo ko gagné tamit ñaar fukki million ngay am wala fukk ak juróom donc te loolu li ngay dépensé année bi ñaata la donc boo jaayul forewul xale yi jaay leen doo mën taxaw waaw da ngay nekk di rouler à perte rek donc si ñun loolu foofu la ñu teg suñu tànk di former boole waale si compétition bi parce que xale bi boo koy jàngal li ko booleeg joŋante day gën a gaaw mu xam li koy xaar donc suñu objectif ci championnat bi du lenn lu dul am ay ndam mais doo xaar ba am 40 ou 60 ans pour émerger donc xale yi si loolu la ñu football di leen jàngal te xale moo gën a neex a jàngal donc gis ngeen yéen résultat bi xale yaa ngi suivre di tari di leen di wax malgré du lépp du ñëw léegi mais dañuy am patience nga xam ni loo dundul rek doo ko xam li farañaa di faral di wax doo kenn du namm foo musul dem xam nga la plupart keroog première journée joué nañ ko mais boo xoolee si équipe bi à part Omar Ndig ak Babacar peut-être ñi si des ñoom ñu ngi soog a joué Ligue 1 donc laal nañ ko xam nañ lu mu saf na suukar wala xorom ñoom xam nañ ko léegi ndax dugg nañ ci te daaw sax xamoon nañ ko ndax ak daaw ja ndax coupe la Ligue joué nañ fi ñaari tëri joué nañ fi Douane Mbour tout ça donc yooyu ay test la donc du ma dem ñoom léegi daañ ci xam parce que loo wax te dunduñu ko du mën a sotti donc ñu ngi koy dund day tax jàng bi di gën a huilé maintenant. boo gisee effectif bi day nekk 40 ou 42 si 42 yooyu am na si fukk ak benn wala fukk ak ñaari cadet ak junior donc loolu la ñuy préparé te ñoom ñëpp boo gisee même contenu d'entraînement la ñu am ñu si nekk même ratio donc bu kii génnee rek keneen day dugg ak suñu li ñuy dox mooy organisation tout le monde ñëpp ñam nañ njëriñ mais kenn kiiwul nu mu tuddati personne n'est indispensable mais ñëpp am nañ ci seen njëriñ waaw xaw ma indispensable na xaw ma lu koy wax si wolof waaw mais ku fi voilà keneen mën na lancer bu Adama Majib nekkul Adama mën na jouer te lii Majib doon def la Adama di def donc ñun loolu mooy suñu si loolu la ñu accès suñu liggéey
donc moo tax ñi dem du ba Rasoul moo doon meilleur buteur Babacar moo doon deuxième buteur Babacar moo scoré keroog donc mi ngi démarré keneen mi ngi ci gannaaw Tidiane dugg na dugal donc continuité la dañuy rouler rek si dans la continuité incha allah. Massif Diagne boobu sax mi ngi ñuy xamal ni ren jii naam yëg nañu mais nag objectif bi rek benn la moom mooy fexe nag ba maintenir si nga xam ne moom mooy si Ligue 1 bi ñeneen sax jël première place sax maintien la kon daal nañu fexe daal ba maintenir équipe bi pour loolu nag foog nag maanaam doom ndar yëpp dugal seen loxo rawatina li nga xam ne moom mooy supporters yi. maa ngi leen siy gërëm parce que keroog stade bi koo gis xam ni nit ñi ñëw nañu du ma def lu dul leen si ñaax ñu gën a ñëw parce que seen yëf la ñun ñoo fi nekk ñun ñu dénk tey ñoo fi nekk dañuy dem ñeneen ñëw entraîné fi junior ba entraîné fi tey senior ñaan yàlla ëllëg peut-être ma nekk fi dirigeant sant loolu la du wax ni du am na ñeneen ñu mel ne man ñoo xamee ni dund nañ ko fii donc satisfaction la parce que tey tamit li ñu ma defaloon rek laay delloo parce que ku xool ñu daan encadré sama ñoom papa ay ñoom Babacar ba ñëpp si yàlla ñoom ñëpp tey ñun ñoo fi nekk pour wéyal liggéey bi donc ñun ëllëg dañuy dem ñeneen suñu ay doom ak suñu ay rakk ñëw donc Linguère famille la di wax ñëpp si lañu bokk ñëpp xaj nañ si ñëpp nañu ñëw waaw ñun ñëpp booloo mooy doole quoi voilà. koo xam ne tamit ci équipe bi ñu koy duppee Samba Ndiaye nag defe naa ni képp ku nekk Linguère année 2000 jàpp li nga xam ne moom mooy 2010 bi xam nga kuy Samba Ndiaye ndaxte moom moo fi nekkoon capitaine d'équipe année bi nga xam ne si la Linguère doon jël li nga xam ne moom mooy première édition Ligue Pro bi ñuy organisé woon Sénégal Samba Ndiaye boobu nag topp tam si entraîneur bi nga xam ne Massif Diagne mais tam nekk préparateur physique Samba Ndiaye tam nee na li nga xam ne moom mooy liggéey bi am ci Linguère nii am nañ si yaakaar bu baax a baax pour que mu jouer les premiers rôles ci li nga xam mooy football sénégalais. def nañu 2 ans en Ligue 2 ren ji ñoo ngi def 3e année mu nekk suñu première année aussi en Ligue 1 donc accession en Ligue 1 bi bon xaar nu ba ñu ni dañu yéeg en Ligue 1 pour pouvoir def liggéey bi nga xam moom moo ci war affaire bi c'est un processus bi mi ngi commencé depuis bi nga xam ne président Amara jël na équipe bi en main ñu daal di liggéey sur un programme bi nga xam ne c'est calé ci un certain nombre d'années donc par rapport à ça objectif bi c'était très clair moo doon le plus rapidement accéder en Ligue 1 yàlla def ak Covid bi ak ñu arrêté woon pour la première année antuwul mais ça ne nous a pas empêché ñu daal di continuer ci même liggéey boobu ba yàlla def daaw ñu daal di accéder ren ji ñu koy commencer donc ce travail bi nga xam ne c'était axé sur le travail physique ñoo ngi ko doon def depuis lors parce que boo nee dama am projet donc ci projet bi pàcc bu nekk aussi dafa am commencé kaay am rythme de progression bu muy am pour mën a aboutir ci moment bi nga xam ni moom nañ ko soxlaa. La préparation c'est pas une préparation d'une saison c'est pas la préparation d'un match mais c'est une préparation de plusieurs saisons saison bu ci nekk nag boo ko génnee ba ca topp day am tegu ca fa nga jeexale woon daaw daa day ñëw même bu fekkee ni ci diggante bi am na ay rupture moo tax fu ñu au niveau du Sénégal war nañ def le tout balaa dee xeex ba nga xam ni au moins dinañ xam kañ la ñuy jeexal championnat ak kañ la ñuy démarrer ci diggante jeexal bi ak démarrer bi aussi temps bi bañ a yàgg parce que bu fekkee ne nga arrêté toog ay 4 mois dugg na fii defoo dara toog di xaar mi ngi noonu donc pratiquement ak yi nga amoon yëpp da nga koy perdre donc war nañu mën a jàpp aussi dans cette préparation li ñuy wax le phénomène de surcompensation maanaam li nga liggéeyoon démb boo ko booleeg li nga liggéey tey boole li nga war liggéey suba ainsi yooyu yëpp boo leen boolee dafa am fenn fi nga xam dafa la war a yóbbu ci saison yi aussi noonu la war demee mais malheureusement calendrier bi des fois mi ngi noonu da ngay jouer même ci biir championnat bi pour nga caler ka sax ni kay commencement bi ak fin bi day jafe ensuite bu jeexee kañ lay démarrer waat yooyu yëpp c'est très difficile mais daal tout compte fait ñun daaw booy xool pratiquement teel nañu commencé daaw géej teeloon nañu commencé parce que aussi dañu bëggoon tegu ci processus boobu quoi. waaw bon dina wax benn affaire rek ni xëy na loolu ñu bare xamuñu ko woon mais déjà man bi may commencé di football j'avais déjà mon diplôme d'entraîneur parce que je suis un professeur d'éducation physique de formation bi nga xam ni aussi si option football laa jëloon et que à l'INSEPS boo génnee
tu as le diplôme du 3e degré. ci bu match jotee ñu toog ci banc bi daal di coacher am na ñi nga xam ñoom ñooy dirigeants yi ñoom ñoo war dem wuti moyens yi mettre l'équipe dans de bonnes conditions toppatoo salaire yi ainsi de suite. comme ni ko coach Mojib Diagne waxee rek Samba Ndiaye tam nee na loolu pour mu am foog ndar yëpp dugal seen loxo rawatina supporters yi di bañ Njaañ ñu nekk spectateur mais nekk ay supporters nekk ay vrai 12e homme ci li nga xam ne moom mooy derrière équipe bi nga xam ne moom mooy la Linguère. am na ñi nga xam ne mooy supporters yi ñi nga xam ne ñoom ils sont là war a nekk ci gannaaw équipe bi war ko pousser à la victoire mais aussi di def ci équipe bi parce que mbir moom doo toog rek nga ni bon ci laa bokk sama yëf la dafa am noo cee bokkee ak noo koy yëfoo donc bu nit xeeb pratiquement 1000 francs bi nga xam ni chaque match mi ngi koy ñëw di ko dugal di ko jëndee billet pour ñëw daal di supporter non seulement dina ci am bànneex parce que mi ngi seetaan équipe am mais aussi mi ngi permettre équipe bi mu subvenir mu daal di faire face à des dépenses yi nga xam ni mi ngi noonu parce que booy xool équipe dépenses yi si nekk kenn xamu nu mu toll te un président kese daal di mënu ko yor gars yi nag dañuy jéem rek am na ñenn ñi nga xam ni bon téeméer la na am buñ ko xeeb mais y a d'autres yi nga xam ni ñoom yàlla may na leen ñoo ngi ci dëkk bi tey bu Linguère di jouer mu daal di gagné dañ ciy am bànneex ñu daal di ñu gagné leen tey sax fépp fu nu mënti dem dañ leen di saboter te du leen neex donc loolu nag seen wareef xam nga moo di lan moo ma nekk as tuut li nga xam ni yàlla wërsëg na leen ko ñu ñaari ñoo def ko ci équipe bi parce que les gosses en ont besoin loolu bu mu ko dee def c'est pas pour kii wala kii mais c'est pour les gosses parce que ils ont besoin d'être bien encadrés mais aussi ils ont besoin d'être mis dans d'excellentes conditions parce que tu as vu tey le visage de l'équipe nank mi ngi changé parce que le président def na effort wuti un matériel boobu rek dafay gën a tax liggéey bi dox liggéey bi bu daal di doxee ensuite am na leen li nga xam ne mooy bu ñëw regroupement ñu mettre leen dans d'excellentes conditions d'hébergement mais aussi des conditions basées wu ci diététique bi maanaam ni lekk ainsi de suite yooyu yëpp dafa am ni mu ne ci col bi ci lépp jour bi fu lan mooy métier mooy mu daal di entraîner def li nga xam ne moom la ko condition de performance laaj ñëw dugg ci terrain mu wane fulla ak fayda les dirigeants ñi daay dem wuti les moyens mettre les équipes dans de bonnes conditions ku ci nekk boo xamee sa rôle di ko def rek affaire bi dina yomb te bu boobaa moo am que je pense que ñun ñëpp nous avons le même objectif te incha allah dinañ ko atteindre. ñii di seen tamit am nañ yaakaar seen équipe kii nag supporter la bu ñuy wax Pape Fall moom nee na depuis année 88 ba léegi mi ngi topp équipe bi mais nee na daal am na ci yaakaar bu baax a baax. ndaxte technicien yi li ñu war def nañ ko joueurs yi li ñu war def ñu ngi koy def li des nag moom mooy population yi ànd si bu baax a baax. man en tant que supporter mën naa ni depuis 88 ba léegi maa ngi seetaan Linguère avant loolu ba ma ñu jàpp sama loxo di ma yóbbu stade damay seetaan Linguère actuellement nii ak président bi ñu am techniciens yi ñoom def nañu lu leen war ñun population bi ñëpp ci war a jàpp ñu def lu ñu war parce que actuellement ku gis équipe bi ak ni mu amee ay jeunes formation bi. nga xool presque lu mat 45 jours yëpp presque ay moins de 20 ans ngay gis am na sax ñoo xamante ni ay cadets lañu ñu ngi leen di football loo senior techniciens yi ñoom ñëpp def nañ lu leen wax léegi ñun nag population bi ñun ñoo si war a jàpp bu kenn xeeb dara ñëpp jàpp si ñu jàpp ci équipe parce que am nañu équipe pour ñu bañati wàcc parce que 2e division moom bëgguma ko sax déggati ni ñaan Linguère mi ngi 2e division dañu war a nekk ci kaw waaw parce que lu benn région bi benn équipe 1e division moo am ñëpp ci war a jàpp ñëpp ñoo ci war a jàpp. waaw loolu laay lancer population bi quoi. lan lay wax ak maanaam supporters yi parce que li ñu gis des fois Linguère bu ñu football daanaka saa bu nekk te doo sentir supporters yi loolu tam lan nga siy wax tamit. Linguère am nañu supporter mais organisation bi moo des parce que ñun rek ñoo daan organiser caravane si équipe yëpp muy AS Pikine muy AS Niary Tally li yëpp ci loolu lañ ko gisee suñu daan dem Demba Diop ñun suñu daan dem Demba Diop di supporter ji ñun ñoo fay ëpp waa Dakar. ñoo fa ëpp waa Dakar soo waxee ñoom làmb la ñu xam da nga daan dem Demba Diop sax ñu naan la ngeen mën a déplacé woo ba Saint-Louis di seetaan seen équipe léegi nag ñun dañu nekk loo xamante ni ñoo jiitu ba pare bëgg dellu ginnaaw mobilisation bi ñu daan gis équipe ba mu nekkee 2e division en 89 ba mu nekkee ba ñuy jël coupe bi di jël championnat bi ba muy ñëw ñun ñoo ko njëkk a jël loolu la ñu war a continuer. population bi attache nañu équipe mais organisation bi moo des supporter ñu amul organisation bi ci wax loolu kese moo des mais Linguère amul équipe bu ko ëpp supporter ci Sénégal amul. itam di keneen koo xam ne xam nañ ko bu baax ci équipe bi nekkoon sax nga naax ni ki nga xam ni bi Amara Traoré jógee fi nga xam ne moom mooy tugal gannaaw ba mu paree ci wàllu match footballam maanaam ci wàllu carrière footballistique am moom nag
daanaka mën naa moo ko teeru ci Ndar ànd ak moom ci liggéey bi ba tey équipe bi tey ànd fi mu ànd egg tey jii fu mu àgg mu nekk loo xam ne am solo la kooku nag kenn ku dul ki nga xam ne moom mooy Badara Ka ñu gën ko xam ci Only moom nag dafay ñaan doomu Ndar yi nga xam ne seen loxo jot na seen gannaaw teg seen loxo si équipe bi ndaxte nee na kat équipe poste président rek mënu ko yor. Amara Ndar bu dul Sidi Dieye ak ñoom Malick Tall ñi nga xamee ne ñoom ñoo màggandoo luñ ci wax man duma ko dindi mais ñoom bu nu paree lu ma ci wax tamit kenn du ko dindi ci côté football parce que Amara bi mu jógee carrière footballeur am bi mu ñëwee Ndar boo xoolee man ak moom kese ñoo daan nekk am na ay temps boobu bi muy ñëw fekk juste man maa ngi woon compagnie sucrière nekk ak ñoom Alain Moisan ak yooyu bi mu ñëwee ma nekkoon vice champion du Sénégal ak Alain def ay coupe d'Afrique ak yëpp bi Amara ñëwee may ànd ak moom nekk ak moom ba mu jënd fii Linguère nekk nii maak moom kese ñoo fa nekkoon di liggéey bi mooy yenn saa yi ñu toog maak moom di waxtaan ci football bu ñu jógee ñu dem ci soxnaam nee ne doon nu gis ma ne yéen xanaa yéen du ngeen ni da ngeen toog ba nekk mag di jàngaat football ma ne ko ne kii li mu yor moom laa doon wër maak Amara ñu toog foofu di waxtaan yenn saa yi gars yi di ñu fa romb yenn saa yi nit ñi romb yow nga nekk champion nekk ak ay Amara ay Alain Moisan topp Amara mi ma ne ko Amara de li ma gis ci moom loolu la Alain Moisan yor c'est que xëj na Alain dafay làkk tubaab rek mais kii li mu yore te Alain daan ma ko wax wolof la ma koy wax te maa ngi koy comprendre ci la ñuy dem àdduna di dox ba ma dajeek sama benn xarit bu ñuy wax docteur Thiara Fall moom bureau sorewul woon ak ñun bi ñu dekkee foofu di waxtaan un jour mu fekk ma fa ñuy wax Amara wax ba pare mu dem mu ne ma waaye yow Amara yow kii ma ne ko doc sa waaye ngeeg moom de moom docteur daal di delluwaat mais benn jour ñuy joué match amical ndaxate moom moo ko def exprès toog ci banc bi ak comment dirais-je ak Amara pour xool lu muy gëstu ñu toog di waxtaan bi ñuy waxtaan noonu ba mu yàgg après moom mu cabaxal Amara fa mu ko laaj ndakate loolu rek la Amara man Amara tontu ko ci loolu yóbbu ko ci anatomie yóbbu ko yëpp mu daal di soog a xam ne man fi ma téye baax na ma toog ak moom la lendemain ma ñëw ma ne ko waat doog mu ne ma yow man kii dof bi man ndakate li mu yor kenn géej la de ma ne ko ku nekk xaj na si mais nag xam nga doo jàngi ba pare yor li nga yor mais xam nga Sénégal sax laay wax du ma wax Ndar parce que buñ toogee 10 ans gisuñu la lu nekk xaj na fa te yooyu toog na 20 ans gars yi gisuñu ko boobu jàngi na football defar na lépp toog ci lijaasam bi gars yi demee sax boo xoolee bi la ko gars yi di découvrir dëgg mooy bi mu bëggee jël équipe nationale gars yi ne leen da ngeen di dem wuti seen club si la ñëw retrousser la manche gars yi defar staff bu nga xamee ne étoffé ko ba mu wóor wax lu nga xam ne du dañ dem jël premier wu championnat wu Ligue Pro si la gars yi ne ma sa waaji kat ndakate yor na dara boobu temps am na Bilal Dieng suñu xarit sama rakk bu muy nuyu au passage moom daan na romb boobu temps mu ngi jàngale defe naa ngalel bu wàccee ak kaar bi ñëw toog foofu si ñun waxtaan affaire yooyu ba affaire yi gën a neex ba nga xam ne ñoom dem nañu sax ba nga xamee ne ñoom lépp xam nga nit ki moom boo ko wanee lu leer rek te wanoo ko kaf mu wóor que ne am na ay ambition ñoom tamit ñu ànd ak ñoom Rawaan Mbay ñoom ñëpp daan nañ fa ñëw nuy waxtaan te li muy wax du ko répété waat lu mu waxee tey boo ko laajee loolu suba dana la wax leneen lu nga xam ne ci téere bi la nekk donc noonu la ñu commencé xamante di gérer ay affaires kërëb di wax ci football waaw mais Amara lu may xam ci moom mooy nit ku nga xamee ne ku dëggu la dafa am ay ambition te xam nga nit ki boo bokkul ak moom ambition da ngay xool ndax li muy wax noonu la wala déet parce que bu fekkee football rek la man wóor na ma ne mën nañ jébbalu si Amara football
beneen côté nag ñoo xam mais man bu fekkee football bi muy wax ne moom la gëm te moom lay pratiquer moom la bëgg Linguère demee ko li muy def buñ ko dimbalee rek mu dem Ndar ñoo ko war a dimbali comme li nga wax léegi on était en 2e division mu metti lool mais moom dafa gëmoon ne dana yéegaat parce que boo xoolee première année bi Covid bi moo tax Linguère sànni woon na karawaas presque ci àll bi ñu ne non Linguère du yéeg mu ne leen kon boog nañu defaruwaat bi gars yi defaruwaatee retrousser la manche mu gis ko mu ne leen man danaa ñëwaat mooy 2e année bi Linguère raw ba dernière minute ñu am ay ñu raw nañu yéeg nañu mais dañ doon bëgg a nekk champion mais malheureusement ay affaire fàtte licence ak yooyu moo indi affaire bi ba nga xamee ne Géejawaay moo raw mais suñu ambition moo doon yéeg ba pare buñ demee nag ba nga xamee ne yéeg nañu ñu xooli nag lan la ñuy wuti mooy lan nekk champion du Sénégal mais malheureusement ñu ngi si di lam-lamee naan daan ko joué waat duñ ko joué mais wóor na ma ne man buñ ko joué nous serons champion. gannaaw loolu donc nekk ngeen Ligue 2 ren ngeen yéeg ñëw fi nga xam ne moom mooy palier supérieur muy Ligue 1 donc en tant que ancien sportif lan nga yaakaar ne moom lañ war def vraiment pour mën a sax fi nga xam ne mooy suñu fi nu jàpp baax na fi nu jàpp xam nga 2e division dafa nekk lu metti moo gën a metti 1re division parce que 2e division match boo gagné rek yaa ngi xalaat pour yéeg mais match bu ñu lay gagné rek yaa ngi xalaat pour wàcc léegi pour mu wàcc pour nga xamee ne suñu ambition mooy yéeg 1re division maa ngi doon wax léegi naan comment dirais-je ñu ngi doon woon ci 1re division bi suñu ambition mooy rester fa buñ fa rester ba pare mu wóor nañu am nañu maintien te championnat bi dana des daa xam kañ lay jeex li la dese nag loolu ngay dem uti pour nekk champion wala nga bokk ci ñi nga xamee ne daana bokk ci ñi nga xamee ne bu ñuy wax ëllëg kii mooy dem Coupe d'Afrique Coupe CAF Coupe championnat defe naa loolu la mais suñu ambition bu njëkk mooy toog maintien parce que xam nga foo gëj toog fa 2 ans 3 ans demoo fa ña fa nekkoon ñoo lay gën a miin yoon wi donc ñun dañuy ñëw xoolaat ba amaat suñu repère buñ ko amee rek incha allahu taala bu ñuy wàññi 4 premiers yi incha allah daan ci bokk. xam ne fa nu jëm dafa metti et que benn poste mënul dóor lépp parce que boo xoolee Linguère chaque fin du mois war na mun dépenser 5 millions. 5 millions yooyu bu ko benn nit di génn bu ñu demee ba ci kanam rek day ñeeñ parce que xaalis moom moo xaw a nekk ci xol mais moom Saint-Louisien yi mën nañ ko jàppale comme l'a fait Alioune Badara Diop en tant que DG que je salue au passage que ne DG yi nga xamee ne ñu ngi Ndar nañ commencé ci DG yi nga xamee ne ay Saint-Louisien lañ nekk fii ñoom nañu commencé Linguère noonu ñu commencé mooy comment dirais-je ni Alioune Badara def joxe benn subvention signé benn convention ba pare jël parrainage mooy match bu am kenn jël ko nga xam ne Linguère du dépenser ñoom ñoo koy dépenser nga xam ne au moins daanoo économie fin du mois ba nga xamee ne bu fin du mois jotee joueurs yi entraîneurs yi les dirigeants ñi nga xamee ne bokk nañ ci staff bi bu ñuy fay day fluide parce que équipe bi bu commencé fay rek joueurs yi duñu am problème parce que ay xale lañu li ñuy jot as tuut dem yóbbu seen kër ceeb dëwlin yooyu seen yaay yi di leen ñaanal seen mag ñi di leen ñaanal loolu dañ leen ko war di jox ñoo ko moom mais loolu pour ñu am ka il faut que ce Saint-Louisien yëpp def ne Alioune Badara Diop li mu def en tant que Saint-Louisien la ko def ba pare magam nekk ci équipe bi ba mu nekkee xale moom Alioune Badara Diop yi gindilu ko xool Linguère di xam ne magam jikat di topp ci équipe bi ci lay topp Linguère ba am lu mu yore donc boo amee li nga yor daf ko bokk ak Saint-Louisien yi. ci loolu sax mi ngi ñaan ki nga xam ne mooy la première dame di madame Marème Faye Sall nekk tamit doomu Ndar pour mu may li nga xam ne moom mooy équipe Linguère bi kat bis boo xam ni ñoom ñoo koy moomal seen bopp même fekkee sax kii di Alioune Badara Diop di DG OLAC jàppale na leen daaw ak ren ji ci li nga xam ne moom mooy wàllu transport bi. mais daal li gën daal pour moom moo ñu am daal benn bis boo xam ni dañu xam ni kat Linguère rek moom boo fa Linguère egsi kat ñu xam ni doomu Ndar yi egsi nañu. Ndar ñaari patrimoine la am Linguère ak Pont Faidherbe donc loolu buñ ko amee nañ ko jéem a gérer nañ ko gérer rek jàppale ko jàppale Linguère jàppale Amara mooy jàppale Ndar dul sax Linguère mais Ndar parce que foo dem ñu ne doomu Ndar ngay football yi ñu ne Linguère bu Ndar mooy joué donc yéen ñi nga xam ne tamit
comme les gars de Dakar li ñu def bu Linguère ñëwee ñu accaparé ko bu Linguère dépensé dara waxtaan naa keroog ak sama benn rakk bu nekk transitaire nekk Doudou Gueye moo koy nuyu bu baax moom keroog def na acte bu rafet jënd ay matériel ne ma boo demee joxal ko waa Linguère. Amadou Niang aussi bu Pikine def na acte boobu donc bu ñëpp di feeñ rek ku nekk di def dara buñ ne Linguère am na bal wala Linguère am na ay mayo wala dara nun joxe rek bu ñu joxee ñu booleeg li ñu yor defe naa ne incha allah balaa nu yeneen équipe yi di gagné dana métti lool te dégg naa keroog tamit Amara Traoré bi ñuy signé convention bi mu naan Alioune Badara Diop maa ngi lay yónni ci madame la première dame mu may ñu bus bu Linguère pour le moment nii mu ngeen neex lool parce que am nañu bus bi ñu yóbboo kër mais lu nu moomal suñu bopp moo la Saint-Louisien yëpp di ñaan madame la présidente comment dirais-je la première dame bu fekkee dégg nga nu ñun man de wax naa ci turu waa Ndar yëpp que nga may ñu oto bus bu nga xamee ne fu ñu toll daanu xam ne ñii Linguère ñëw nañu mais xam nga heureusement que Alioune Badara Diop DG meublé na loolu parce que fu ñu dem daan nu xoolaat donc bi nga xamee ne lii ñun noo ko moomal suñu bopp defe naa ne dana gën a neex waa Ndar nuyu Saint-Louisien yëpp di leen wax ne chaque match ñëw leen terrain semaine bi nag lu nu collecté dama ne woon sax nan taxaw ci pont bi ku yéeg joxe 100 que oto yi joxe 200 chaque semaine ñu def ko comme nu ñuy nawetaane suñu koñ ñiy joxe 100 ñiy doxe buñ ko defee ñu xool chaque semaine lu nu am ñu def ko ci keesu Linguère defe naa ne loolu dana tax équipe bi soqaliku yeneen équipe yi nekk ci suuf bu Linguère soqalikoo rek ñu soqaliku donc nunu bañ yàkkamti ak Saint-Louis basket aussi ñu jàppale ko parce que fi mu nekk nii dégg naa ñu ngi ci trouble man gaal aayuma ci basket mais am naa ay nit ñu nga xam ne jege nañu basket bi noonu xool nan lañ leen dimbalee ñoom ci lu ñu jàpp parce que Saint-Louis basket aussi patrimoine la parce que chaque année ci 10 ans yi ñoom ñu ngi doon dem ay final di jël coupe yeeg yooyu bay la wan aussi keroog maa ngi siy waxtaan ak moom pour mu xool nan la ñuy def wala ñu wutal nu bu ko mënul jël mu wutal nu kenn ku nga xamee ne taxaw na pour jëlal nu Saint-Louis basket parce que du football bi rek parce que boo yemee ci football bi rek gars yi dañ naan Linguère rek nekk fi mais nag ci football bi Linguère rek moo fa nekk première division yéen ci basket bi yéen a fi nekk première division kon nañu xool nan nañ ko defaree rek ba mu rafet nga xamee ne Ndar yëpp nekk benn xamul basket xamul football ku ayle rek ñeneen ñi dem foofu defe naa ne loolu suñ ko defee Adama Ndar dana soqaliwaat parce que Ndar xamul xuloo xamul xeex bés bu ñu nekkee benn kenn mën nu gañe wane nañ ko bi ñu nekkee contre Géej bi ñu joué contre Guédiawaye. keneen koo xam ne tam jaar na si équipe bi nekk ancien joueur di Pape Moussa Soumaré tey ji sax doomam daaw mu nekkoon li nga xam mooy capitaine d'équipe bi di Amadou Dour Soumaré moom daal li mu gis moom dal na xelam mais nag di ñaan nag waa Ndar nag rawatina technicien yi ñu wut ay joueurs yoo xam ni ñooy magal xale yi ndaxte kat am na match yoo xam ni kat naam xale baax na ci mais boo amee mag tamit bu lay jàppale si gannaaw dana ci baax lool. premièrement maa ngi leen di féliciter si montée bi ñu yéeg Ligue 2 bi ça fait malgré Covid bi 2 ans yëpp amoon nañu chance yéeg mais première année bi fédération joxewul verdigam mais deuxième année bi du ñëw bon suivant année bu bees bi nag bon par rapport à seen match bi am keroog ça s'est bien passé et encore une fois je leur félicite mais benn remarque laa def l'équipe est un peu jeune bon bu doon sama sago bon xaw ma nag si sama analyse bu bopp la daal bu doon sama sago daan wut quelques anciens yu leen xaw magal na ni ma gisee am na tuuti footballu xaleel mais quand même tamit à la longue daanu rectifier li muy seen premier match moo tax mais yeneen match yi il se pourrait que affaire bi gën leer quoi incha allah. yow ngay football xaleel fugg bi dañ la yóbbaale mais mag tamit ñaar wala ñett baax na si équipe bi pour gën magal xale yi xam ni des fois bu ñuy def na gis naa ñuy def erreur yoo xam ni des fois arbitre day siffler waaye si taxaw si kanam bal bi yooyu ay xale la koy def ku mel na man boo tasewoon man damaa jël bal bi rek joué que nga am carton jaune te yooyu xale yi amuñu astuce boobu amuñu ko mais avec les entraîneurs ñoom Mathieu Ba Amara consort xam naa dana leen gën wax les anéants du football pour ñu gën si jël seen. di leen fàttali nag équipe bii di Linguère de Saint-Louis xanaa bu mu defee ñaari at nag ci li nga xam mooy Ligue 2 bi daaw sax bu woon Covid bi ñëwoon nañ ci élite bi mais ren yàlla dimbal leen ba ñëw li nga xam mooy Ligue 1
te lii nag seen ëmm rek moom mooy fexe nag ba des fii daaw même fekkee sax dañu teg seen politique ci wàllu formation maanaam di jël xale yi di leen tàggat ci seeni ndaw ko defee ëllëg ñu mën a yor li nga xam mooy équipe bi teewul nag am na nag maanaam benn processus boo xam ni mi ngi jëm ci juróomi at boo xam ne daal li ñu fexe moom mooy non seulement former ay xale mais tamit jaay leen équipe yi nga xam ne ñoo tugal bu ko defee kat koppar mën dugg li nga xam mooy sa équipe bi pour mën yor doxalinu li nga xam ne moom mooy équipe bi di la Linguère de Saint-Louis. fan yee Yamundeel am na fu mu dugalee on lii lañ koy wax sax xam naa ñun Yamundeel lañ koy wax am na fu mu dugalee benn bi di wax ni gars ñi dañu war def comme marché yu jëkk ya borom gerte yeeg borom taxi yeeg borom kii ñun ba nañu fubal 2 heures daan na fekk terrain fees na nit ñi dañu amoon yaakaar si équipe bi comme que nag am nañu équipe boo xam ne taxaw na te ñoo ngi première division te ñaan nu yàlla tamit jóge fi ñaan nañu yàlla duré si bu baax a baax li may ñaan supporters yi nañuy ñëw di seetaan na kuy fubal bëgg nga ku lay seetaan au fur et à mesure nit di la seetaan da ngay gën a am sawarte te fubal daal public bi am na si solo incha allah te des fois Linguère tamit ay spectateurs la ñuy nekk dañoo am suñu comité supporters yi nañuy def yeneen équipe yi di supporter 90 minutes ñoo xam ni uniquement pour supporter la ñuy nekk loolu tamit danay manqué si affaire yi quoi pour galvaniser kii mais public Saint-Louisien moom dañu spectateur bu trop ba mu ëpp mais alhamdulilah rek yàlla nu yàlla taxaw di courage rek et di wax ni comme ni ma ko waxee rek yàlla nu yàlla defal ndam ba nu yàgg si première division bi ne deuxième division moom dafa metti moom waaw mais yàlla defal na nu dañu wàcc yéegat